asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi, mbokki taaliba yi, noo ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziyaar, di leen jéggulu rëq yu ndaw yi nga xam ne dafa aju ci li ñuy wax temps bi, parce que 8 heures la ñu waxoon quand même. waaye xam nga rek Dakar circulation beeg xat-xat yi mooy tax moom day mel ni ñaare joxe fi waxtu dana jafe lool. waaye noo ngi leen di baalu àq bu baax te di leen baal àq, di leen ziyaare bu wér, di leen bëggee itam. amoon yéene rek am ay leeral yu ndaw yoo xam ne dinañu ko def ci li xew Turquie nga xam ne macha allah ndam la ci lislaam. mooy musée boobu ñuy wax Sainte Sophie li mu nekk jumaa te ñu jullee ko démb. loolu nag nekk loo xam ne c'est un signe, un très grand signe, ndax quand même fii jamono toll dafa am yoo xam ne rek faw lu ci ne nga di ko bàyyi xel, ndax lu toll noonu moom du détail, lu rëy la, lu am solo, lu ama am solo la. waaw moom moo tax te Turquie dafa nekk dëkk boo xam ne sun borom dafa dogal histoire am nekk histoire bu riche boo xam ne civilisation yi yëpp, diine yi yëpp dañu fa daje. loolu nag moo tax yu mel noonu bu fa amee rek te it maanaam xalifa l'islam bi mujj mooy li ñuy wax l'empire ottoman foofu la nekkoon. kon am na solo buñ demee ba sunu borom màndargalaat luy kattanal l'islam, loo xam ni mooy musée boobu ñu def jumaa. dafay mel ni jullit yëpp war nañ ko jàngat, ndokkeel ci buurub dëkk ba nga xam ni mooy Erdogan, ndokkeel ci doomi dëkk ba, ndokkeel ci képp koo xam ne nekk nga fa di jullit, ndokkeel ci lislaam bi itam yëpp. ni ngeen ko xamee nag xëy na lu ci nekk rek fàttali bi dafay am solo tuuti balaa ngaa dikk ci actualité bi, nga xam fi réew moomu jaar ak loxo ya ko yilif ba mu agsi fii. mooy li ñuy wax ci njëlbeenu ñeenteelu xarnu, waaye nag ci atum miladiya ci lay doon, mooy li ñuy wax calendrier grégorien. boobu nguurug Rome nekk na nguur goo xam ni nguur gu rëy la. ajjale ñeenti gox. benn bi moom la ñuy wax la Gaule, nga xam ne boo ko nattee day tolloog France jamono ji ñu toll. benn bi xaaj bi doon Italie, bi ci des nekk xaaj bu ñuy wax Illyrie. maanaam boo ko doon natt dafay mel ni Slovénie ci la bokk, ak Croatie ci suuf jant, ak Bosnie Herzégovine, ak Monténégro, ak Albanie, ak nag li ñuy wax l'Orient, mooy penku. maanaam dafa nekk féete woon diggante penku ak sowu jant. kon ñu jiite ko nag ñeenti nit ñoo xam ne dañuy def ñaari César ak ñaari Auguste. maanaam Auguste yi ñooy buur yu mag yi, César yi ñooy aju ci Auguste yi. yàlla dogal nag muy dox ba tàbbi, ndax yu mel noonu bu amee César yi ak Auguste yi dañuy bari ay xëccoo ak bu ay buur yu dend rek nekk ci jàmm daf leen di jafe, donte nag ci genn kilifteef la ñu nekk. ba yàlla dogal mu am benn buur boo xam ne moom la ñuy wax Constantin Ier. mi ngi gane àddina 272 faatu 337. kooku nag mooy mel ni mooy xeex ba
benn lewaat nguurug Rome googu téye ko ci benn loxoom. donc 324 dina fekk mboole seen nguurug Rome daje ci benn loxoom boobu. waaye nag li ñuy wax Byzance nga xam ne delluwaayam toujours Turquie lay nekk, dafay ëpp loolu. maanaam dafa nekk benn cité grecque boo xam ne dafa nekkoon capitalu li ñuy wax Thrace. boo xoolee nag boo nattee Thrace dafay jàpp Grèce, jàpp Bulgarie, ak jàpp ci Balkan yi ak Turquie ci boppam, nga xam ne wet la woon ci empire Rome bi, nguurug Rome. léegi Constantin mii nag moo fa tabax ab dëkk boo xam ne mi ngi ko liggéey 330 daal di koy nag tuddee boppam muy Constantinople, nga xam ne daanaka li féete ci Europe ak lenn ci li féete ci Asie ci Bosphore bi yëpp dafay nekk ci biir Constantinople boobu. su ko defee nag mu nekk buntu boo xam ne maanaam ñiy jóge suufu ci nooru Afrique bi, ñiy jóge ci Europe ak ñiy jóge ci Asie, ñooñu ñëpp dañuy nekk ñoo xam ne dañuy soxla di jaar Constantinople. loolu nag moo tax ñoom bi ñu demee ba mu am li ñuy wax ñeenti xarnu, ñu daldi nag tàmbali li ñuy wax Sainte Sophie. maanaam boobu buur bi nga xam ne moo ko tàmbali di ko liggéey ba mu agsi nag ci ki ñuy wax Justinien Premier, nga xam ne kooku 482 la ba 567. mooy buurug Rome bi nga xam ne moom ku bëgg diine yi catholique la lool. moom nag moo liggéey maanaam musée Sainte Sophie, liggéey boo xam ne ci la sonte ba tubaarkàlla mu nekk loo xam ne luy wone nag ne dafa am lu mu bëgg a wone, dafa am loo xam ne da koo jubloo wone ci liggéey bi. mooy nguurug Rome gi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu Occident dafa daanu en 476 ndax barbaar yi dañoo bari woon li ñuy agressé nguurug Rome bi ba mu mujj tasaaroo. léegi nag nguurug Rome bi nga xam ne moo féete ak Orient mi jiite ko mujj doon bi des. boobu nag Justinien ci la sukkandiku wax ne moom léegi maanaam ci wàllu nguur ak ci wàllu nekkin ci àddina nii moo fi nekkal Isa ibnu Maryam, nga xam ne moom day daal di tabaxaat nguurug Ruum goo xam ne dafay am doole. waaye nag gannaaw moom dafa ne mooy ki fi nekkal Isa ibnu Maryam, léegi mbooleem loi yi ci boppam ak doxalin yépp dafay aju ci moom. su ko defee ña nga xam ne ñoo war a àtte ak ñoo war a doxal loi yi ñoom lam leen di wax képp la ñuy def, waaye duñu proposer ay loi, duñu discuter ay loi am. moom li mu dogal rek wala li mu wax moom mooy ki nga xam ni loolu la ñuy wéyee. Sainte Sophie nag dal di màndargaal li nga xam ne mooy maanaam boo boolee wàllu àddina ak wàllu diine dafay nekk mu bennoo ci benn barab. maanaam Justinien Premier dafay buur bi nga xam ne moo yilif empire romain yépp ba noppi yilifaale diiney nasaraan, ndax dafa wax ni mooy ki nga xam ni moo fi nekkal Isa ibnu Maryam. su ko defee nag
mysticisme boobu nga xam ne maanaam li muy màndargaal ci kéemaan ak kàttanam yépp dafay daje ci li nga xam ne mooy Hagia Sophia maanaam Sainte Sophie nekk loo xam ne dafay màndargaal loolu waaye njëlbeenam dëgg nga xam ne bañ koy tabax boobu basilique la nga xam ni jàngu la jàngu nag buy wone ni ñi nga xam ne ñoo aju ci nguuruk Justinien premier yaakaaruñu kenn dépendruñu kenn ànduñu ak kenn koo xam ne ku dul ñoom seen buur ak ki leen yilif dépendre ñi ci paapu Rome dépendre ci kenn loolu mooy màndarga bi nga xam ne moom la doon wone ne fii daal li ñu fi samp taxawal ko fi mooy Sainte Sophie bii daal nga xam ne tur wa dëgg Hagia Sophia dafay wax ni moom la ñuy wax ne c'est la sagesse de Dieu maanaam xikma la ci yàlla moom lay màndargaal daal ci barab boobu bi ñu demee nag ba loola di dox ba mu agsi ci li ñuy wax juróom-ñaareelu xarnu 7e siècle ci la mbir yi nag tàmbali di soppiku bi ñu demee ba 1054 ca la église bu Rome ak église bu nga xam ne moo féete ak Byzance dagg li ñuy wax schisme ci la am nga xam ne mbooleem catholique yi nga xam ne dañoo nekk Orient ñoom dañoo aju ci labbe bu mag bi nga xam ne patriarche Constantinople la ajootuñu ci ki nga xam ne moo nekk Rome nga xam ne dafa dagg ci digg bi nga xam ne ku ne léegi yaa moom sa bopp bi ñu demee nag loolu pape yi tamit xam nga duñ ko jéggale bi ñu demee ba 1096 ci la pape bi ñuy wax Urbain II lancé guerre sainte chrétienne bi ñuy wax croisade bi njëkk boobu nguuru France mi ngi tolloog ñi ko yilif mooy li ñuy wax les carolingiens maanaam comme ay néegu juddu yi rek ñu naan ñii ay néegu géej lañu bokk ñii ay teejeeg lañu xeet yooyu daal noonu lañ koy màndargaale kooku moom nga xam ne booba léegi France am na taxawaayu taawu église ndax boobu dañ daan wax ne la France est la fille aînée de l'église mooy taawam bu jigéen bi ñu tàmbalee croisade yi ànd ko ak slave yi ak bulgare yi ndax ñooñu tamit ñu ngi doon agressé Byzance ak Constantinople pour yeewee ko ci ñoom ak it diiney l'islam juddu na ndax bi ñu àggee ci juróom-ñaareelu siècle bi ci la diiney l'islam tàmbale di génn nag di gën a am doole boo seetee sax ci la ñu dugg Égypte ndax boobu Égypte ci biir Byzance empire u Byzance la bokk ñoom jullit ñi ci la ñu daggee Égypte ci Byzance nga xam ne boobu li mbooleem pepp yi nga xam ne moom la waa Constantinople ak Byzance di dundee Égypte la doon jóge ci la ko jullit ñi dagg day daal di indi jafe-jafe nag ci nguur gi su ko defee bi ñu àggee ba 1099 ci la croisade yi nga xam ne ñoo jóge woon Europe di dem Orient daal di jël réew mi nga xam ne mooy Jérusalem ca lañ ko jëlee te booba turc yi nga xam ne mooy seljukid yi dañoo waroon a xeex ak ñoom balaa ñuy dugg biir Jérusalem waaye boobu turc seljukid yi nag dañoo négocier ak catholique yi ngir xam nañu ne xëy na bu ñu xeexee ñu gañe leen ñu bàyyi leen ñu jàll ñoom it ba ñu àggee yàlla dogal ñu massacrer mbooleem jullit arab yi nga xam ne fekkoon nañ leen biir Jérusalem dañ leen a rey leen ci biir jàkka yi rey leen maanaam dañ leen a massacrer ba dara desu fa daanaka waaw su ko defee nag loolu xam nga day daal di nekk benn dig boo xam ne xëy na mooy jëkk a dox diggante arab yi ak turc seljukid yi wax ndax ñoom ay jullit lañu woon waaye nag bi ñuy xeex ak di protéger tamit boobu dañoo mel ni ñu saraxe arab yi noonu rek waaw bi
croisade yi eggee ba jël Jérusalem ci lañu créé li ñuy wax maanaam nguuruk latin yi nga ñoo nekk Orient mooy les états latins d'Orient mu nekk Édesse ak Antioche ak Tripoli ak Jérusalem. Édesse bi ñu demee ba ci biir turc yi xeex jëlaat ko ci 1146 1147 buuru France bi ñuy wax Louis VII daldi wax ne léegi nañu defaat beneen croisade ngir xeex ak jullit ak turc yi ngir jëlaat Édesse waaye def nañ ko lu mat def nañ ko amuñ ci ndam bi ñu demee ba amaat lu mat fukki at sultan Égypte bi nga xam ne moom la ñuy wax Saladin 1138 1196 moom la bu dee arab Salah ad-Din la ñuy wax ñooñu ñoo jëlaat nag Jérusalem buuru France bi ñuy wax Philippe Auguste 1165 1223 daal di lancé waat li ñuy wax troisième croisade ngir xeex ak Saladin mi ngi àndoon ak buur bi ñuy wax Frédéric Barberousse kooku tamit bi mu jaaree Constantinople di xeexi foofu sax maanaam chrétiens yi dëkk Constantinople ci yooyu jamono xeex nañu ak ñoom rey seeni soldaar ci diggante chrétien ak chrétien ak buuru Angleterre bi ñuy wax Richard Cœur de Lion nga xam ne ñooñu ñoo ànd di xeex ba 1189 1192 yàlla dogalul ñu am ndam ci seen troisième croisade boobu léegi nag ñu door a def nag beneen croisade boo xam ne mooy ñeenteel bi boobu ñu ngi ko lancé en 1202 Venise la ñu déparé boobu nag moo rey Constantinople parce que pape bi ñuy wax Innocent III bi mu diglee gaa yi dem 15 août 1198 boobu germanique yi ci boppam ñu ngi xeex ak moom ngir mu bañ leen a yilif ñu ngi xeex ak li ñuy wax le pouvoir pontifical français yi tamit nekk ak anglais yi guerre kon daa mel ni li ëppoon ci mbooloom catholique yi boobu mënuñu woon a mobiliser wu ngir daal di jóg dem su ko defee nag buuru Venise bi nga xam ne boobu Italie nekkagul benn réew doge bi nga xam ne mooy Enrico Dandolo 1107 1207 moom mooy wax ne foofa ku fa bëgg a dem faw di nga am li ñuy wax flotte maanaam ay bateau waaye nag moom da leen a louer bateau yoo xam ne mën nañoo def lu mat 1,000 nit 30 000 léegi nag fayeeku leen 85 000 marks d'argent muy xaalis boo xam ne ci yooyu jamono mënuñu ko woon a fay waaye nag bi ñu renégocier mu ne leen léegi da ngeen di dem ci dëkk bu ñuy wax Zara nga xam ne dëkku catholique la ci biir Croatie la bokk mais mi ngi ci biir empire byzantin bi ngeen toj dëkk ba mbooleem lu fa nekk ci lu baax ngeen indil ma ko bi ko Dandolo proposé nag lenn ci croisés yi bañ ñoom ne loolu duñ ko def ndax comme dañoo jóg di def guerre sainte ñu dem di dal ci seen mbokki catholique ña nga xam ne it ñoom bañ nañu teewul am nañu nangu woon ñoo xam ne ñu demee dañoo piller Zara toj lépp Innocent III nag bi mu ko yëgee ñooñu da leen a excommunier da leen a génnee ci diiney catholique ca biir croisade boobu itam mu am rakku buur bi nga xam ne moo nekk Constantinople ca yooyu jamono ku ñuy wax Alexis III nga xam ne dafa ànd ak ku ñuy wax Isaac II dafa xeex ak Isaac II tëj ko doomam bu ñuy wax Alexis IV daw doomam boobu nag moo wëlbatiku ànd ak croisés yi wax leen ni leen su ngeen ma jàppalee ba ma daan ki nga xam ne moo tëj sama baay dinaa leen jox 200 000 marks d'argent jox leen 10,000 ci ay nit ngeen wëlbatiku nag dem xeexi boo xoolee fi ñuy wax basilique Saint-Marc bu Venise
mbooleem la fa nekk ci ay relique mooy relique moom tubaab bi buñ ko wax ay barkeeloo tax ay yoo xam ne day wane ne Isa ibnu Maryam jaar na fii wala lii jóge na ci yont yàlla diw wala nangam wala ay objet de valeur yoo xam ne kenn mënu koo xayma li ci ëpp fi mu ne Turquie la jóge Constantinople donc loolu moom te ci daanaka ci ak càcc la rek ak yàq goo xam ne tey alali jàmbur la waaw. Alexis IV moomu nag moom it bi mu demee ba lëm dige woon ak gaa yi mënu koo def te gaa yi yàgg nañu fa croisé yi nga xam ne ñoom alal moo leen mujj tax a jóg moo déterminé tamit croisade yi nan lay demee daanaka mujj nañ faa lang ba te Turquie yi mënatuñ leen a supporter ñuy xeexoo ak ñoom nga xam ne Constantinople ci boppam maanaam amatul jàmm benn yoon ba 1204 nga xam ne léegi Constantinople mujj naa toj def ñeent bi mu defee ñeent nag nga xam ne Constantinople léegi dafa am l'empire latin de Salonique ak duché d'Athènes ak duché de Naxos ak benn nguur gu ñuy wax le royaume de Thessalonique nga xam ne l'empire latin de Constantinople la le duché d'Athènes le duché de Naxos ak le royaume de Thessalonique nga xam ne Venise tamit bu Italie dina jël ay dëkk yu bari yoo xam ne dina leen jaay doole biir Turquie teg ci loxo waaye dafa am benn nguur goo xam ne dana fa judduwaat bu ñuy wax Nicée moom mooy xeexaat ba 1261 nga xam ne dafay dajalewaat Turquie def ko dëkk boo xam ne Byzance daal dajale ko def ko dëkk bu normal bu xaw a stable. bi ñu toogee ba le 5 avril 1453 nag ca la fa turc seljukide yi ñëw nga xam ne dañoo assiégé Constantinople ba le 29 mai 1453 mu daal di nag daanu ci loxoy buur sultan boo xam ne moom la ñu xam Mehmed II 1432 1481 kooku nag lim njëkk a def dogal bi mu njëkk a jël mooy maanaam dolli minbar dolli mi'rab ci Sainte Sophie daal di koy def juma nga xam ne moom la jëkk a jël dogal ci dëkk boobu nga xam ne comme architecture basilique bi tamit soriwul ak architecture juma ñu daal di ci yokk ay minaret mu daal di nekk nag loo xam ne maanaam l'islam moom na ko jullit ñi tabaxuñu ko ligi ñoo ko tabax tàmbali ci Constantin mi tabax Constantinople ak Justinien premier mi nga xam ne moom catholique la woon bu jàpp sax ne mooy ki fi nekkal Isa ibn Maryam mu sotti ci seen loxo nekk màndargay buy wane ne ñoom képp ku yaakaar Isa ibn Maryam wala nga gëm ko foofu mooy sa capitale mooy fa nga war a aju ba yàlla dogal nag sultan Mehmed II teg loxo ci Turquie daal di jël basilique Sainte Sophie daal di koy soppi def ko jumaa nga xam ne dañoo assiégé Constantinople lu mat weer ak nangami fan dëkk ba daal di capituler ñu daal di ci teg loxo yokk ci minbar yokk ci mi'rab yokk ci ay sooroor daal di koy def jumaa waaw reeñ boobu nag nga xam ne mooy reeñu jullit yi biir Turquie dafa am événement yu am solo yu fa xew mooy benn juif bu ñuy wax Joseph Zi 1524 la juddu ci Portugal dafa bokk ci maraan juif yi kooku juddu na Portugal jaar na Hollande jaar na France dafa yàlla dafa dogaloon mu bëgg Venise mu dem ñu dàqee ko Venise mu ñëw ci biir empire ottoman bi samp fa commerce am yàlla dogal mu bari alal lool
Joseph Nazi bii moom moo financé guerre bi nga xam ne presque moo toj royaume d'Espagne bu njëkk ba nga xam ne bu nguuru Charles Quint ni mu tolloon ba ci doomam Philippe II li ko toj dëgg Joseph Nazi bii moo financé guerre boobu nga xam ne Hollande ak Belgique peut-être ci lañu moomee seen bopp yàgg na metti na mais moom moo ko financé woon moom nag bi mu demee ba am alal tey liggéeyal Turquie empire ottoman bi sultan bi moo ko nommé maanaam seigneur des Tibériades ak duc de Naxos duc de Naxos boobu nag ak seigneur des Tibériades titre yi mu ko ci jox seigneur des Tibériades bi boobu Tibériade Jérusalem ci la bokk mu yilif Jérusalem dem teg fa benn commerce boo xam ne commerce boobu ci la commencé di woo yahud yi ngir ñu ñibbisi Jérusalem kooku mën nañ wax sax ne tey véritablement mooy le premier sioniste li ci des mooy keneen koo xam ne itam ku am doole la ci histoire yahud yi mooy Sabataï Tzévi maanaam il est né en 1626 faatu 16 kooku moom moo waxoon ne moom masiix la ba mu ko waxee sultan wu islam bi nga xam ne moo nekkoon Turquie ci yooyu jamono wax ko ne ko soo tuubul dama lay rey mu tuub moom ak ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon topp ko mais tuub ga du woon dëgg ci ñoom moom la ñuy wax les Dëmne ñooñu Thessalonique bi may wax ak Salonique ñu ci bari fa la ñu ëppee ci ña fa nekke woon donc maraan yi ñoom ci biir inquisition yi la ñu tuuboon mais tuub goo xam ne du woon dëgg ci ñoom dugg ci catholicisme waaye ay yahud lañu woon ci biir biti gi rek moo doon nuru catholique ak tur bi Dëmne yi ay juif lañu yoo xam ne dañoo tuub dugg ci lislaam waaye tuub gi du dëgg ci ñoom kaw gi mooy jullit waaye biir bi ak pas-pas bi lépp catholique lañu ñooñu nag ñoom ñoo créé li ñuy wax le mouvement des jeunes turcs te mouvement des jeunes turcs boobu école yi ñu créé woon ñoom ñoo yar Mustafa Kemal Atatürk donc ci biir guerre bi première guerre mondiale bi nga xam ne ci la empire ottoman bi daanoo dafa am d'abord révolution jeune turc bu ko jiitu nga xam ne sultan bi ñuy wax Abdelhamid II ci la daanoo ñu door a jël nag sultan bi Mohamed VI teg ko ci placeu frère am boobu ñi doon diriger gouvernement bi booba jamono ñoom ñëpp Salonique la ñu dëkk maanaam ñi nga xam ne ñoo ci yoroon poste yi gën a doy waar muy mouvement des jeunes turcs boobu nga xam ne ñoom dëgg-dëgg li ñuy wax le génocide des Arméniens génocide boobu ci ñoom la jaare parce que dañu wax ne arméniens yi déjà bu njëkk dañ doon wax ne bokkuñu ci empire ottoman bi mais ci biir guerre bi dañu wax ne ñoom fii alors que en fait ñàkkoon pexe ak sedd bu metti bi nga xam ne moo doon jàpp soldats yi ba balaa ñooy xeex ñu néew doole loolu moo ci nekk donc mouvement des jeunes turcs bi nga xam ne moo turc rek moo ci ne en réalité ay juifs lañu mooy Dëmne yi ñooñu nag réellement kenn du leen tudd mais génocide du arménien yi ñoom la muy déportation arménien yi ak seen génocide ndax booba jamono ki ñuy wax Enver Pacha ci la bokk te mooy ministre de la guerre
bu Turquie ki ñuy wax Jamal Pacha ci la bokk te mooy ministre de la marine ki ñuy wax Tala Pacha moo nekkoon ministre de l'intérieur te ñoom ñett ñépp avant la fin de la première guerre mondiale dañuy disparaître kenn du mën a xam fan la ñu nekk. donc ñooñu kenn jugé wu leen sax ci biir problème yi am ci guerre bi kenn jugé wu leen kenn ci ñoom gisuñu leen. donc ils sont des membres très puissants du parti du mouvement jeune turc ñoom ñoo def loolu waaye kenn du leen tudd fi mu ne diggante Turquie ak Arménie problème bi ci nekk rek waaye turc musulman yi dëgg-dëgg tur bi rek moo ci ne waaye defuñu dara. mu am tamit loo xam ne ci biir guerre mondiale dafay affaiblir sultanat islamique bi mooy arab yi. Ali Ben Hussein ki ñuy wax Lawrence d'Arabie daf koo gis waxtaan ak moom xamal ko ni ko bu sultanat musulman bi daanoo dinañu leen utal benn ne arab yi yëpp dañ ciy daje nga xam ne benn lay doon te loola nag mujjul am ndax ay wor la looloo tax arab yi wëlbatiku contre le pouvoir central bi nga xam ne moo doon jiite sultanat islamique bi nga xam ne booy xeex ci biti di xeex ci biir dafay metti donc ñi ci biir nga xam ne ñoo jiite nguur gi booba am na ci ñoo xam ne ci mouvement jeune turc lañ bokk te ñooñu dañuy xeex sultanat islamique bi pour mu daanu ndax ay dëmne lañu. ñi ci biti mooy arab yi nga xam ne ñoom dañ leen a dig ne yéen ñëpp ci ngeen di daje moo xam Palestine ak Cisjordanie lépp dafay nekk ci biir ñoom booba Iran Irak ak lépp dañ yaakaaroon ne mel ni réew lay doon rek nga xam ne moom réewum arab lay doon loolu dañ leen koo dikk waaye mujjul am. loola nag moo tax mujj gi Irak am Cisjordanie am Jordanie am Palestine mujj di dox ba Israël juddoo ci biir. te loolu lépp ay wor la yoo xam ne ci la jafe-jafe yi amee ba dëgg-dëgg islam boobu daal di yàqu. léegi nag dafa am ci biir Anatolie révolte boo xam ne Mustafa Kemal moo ko dirigé woon ndax moom c'était moom kii ab soldat la woon boo xam ne ab général la waaye Mustafa Kemal moom Kemal gi sax li ko indi mooy nee nañu formation bi maanaam bu fekkoon ne dañ ko daan defal ay notes ak yu demee noonu liñ ko daan sant lépp da koy defee ni nga xam ne noonu lañ ko digalee ba nga xam ne moo tax moo indi Kemal ji daal mooy ku matale. kooku nag Thessalonique la juddoo Thessalonique fi mu ne nii ci Grèce la bokk académie militaire impériale bu Constantinople ñoo ko yar. ñooñu nag instructeurs yi ay allemand lañu ñi doon jàngale foofu ci yooyu jamono Mustafa Kemal dafa nekk ay allemand lañu ñoom ñoo ko formé ci li ñuy wax la pensée occidentale xalaat tubaab ak gis-gisu tubaab ak dundinu tubaab ba moom mu dugg ci mouvement des jeunes turcs nga xam ne à la base yahudi yi ñoo ko sàkk parce que c'est une école dëmne kon ku gëm tam révolution française la woon ku gëm ay idée révolution française la woon. léegi nag bi yàlla dogalee mu jiite yëf yi ba affaire bi agsi fii mu agsi nga xam ne moom léegi Turquie mi ngi ci loxoom li mu jëkk a def mooy imposer mixité maanaam beru góor ñi ak jigéen ñi moom dafa daldi jeex léegi mixité moo am góor ñi ak jigéen ñi dañuy jaxasoo moo xam ci barabu liggéeyukaay yi moo xam ci marché yi moo xam fépp. kuy arab yi itam mu tere ko tere itam maanaam alphabet latin bi da koy imposer dafay dindi mbindum arab bi def alphabet latin moom nag daanaka procédure boobu ci lay yàqee lépp l'islam daaneel sultan bi exilé ko daal di instaurer li ñuy wax république boo xam ne bu laïque lay doon
buy tere muuraay jigéen bu muuru ak Fès mooy mbaxane tiijaan yooyu nga xam ne buñ koy wax dëkku Fès boobu moo tax mais xam ngeen mbaxane yi ma bëgg a wax. Russie nag ñoom ñoo ko jëkk a reconnaître Russie ñoo jëkk a nangu ne léegi Turquie moom dëkku boppam la. Atatürk ndeysaan mandikat bu mag la woon moom daanaka guddi gépp ci sàngara ak ci ànd ak ay xaritam di tux ak yooyu rek ci la daan nekk. Ba octobre 1923 mooy date bi nga xam ne ci la ñu créé la République turque daal di def li ñuy wax la séparation de l'état et de la religion. état bi féete nii léegi ak diine ji nga xam ne léegi dañ koo xajale. 1924 ci la Turquie daal di jeexal li ñuy wax lu ñuy wax xalifa l'islam ci la jeex tàkk. Ba noppi li nga xam ne mooy atteb l'islam bi tribunaux yi maanaam fi ñu daan atte yépp nga xam ne ay ulama yu mag ñoo fa ne woon ñu tëj ko. tëjit daara yi maanaam fépp fu ñu daan jàngale alxuraan dañ ko tëj 1924. 1925 Atatürk tere tariqa yi rawatina tariqa bi ñuy wax derviche tourneur yi. Coran alquranul karim mu traduire ko en turc nga xam ne baatinub arab bi sax moom soxlawu ko ci moom dane nañ ko firi rek ci turc noonu nga xam ne ci dëgg-dëgg moom maanaam ci yàq lislaam rek ci la ne. mu tere xaftaan ak Fès ba pare ñi nga xam ne ci bim ko teree sol nañ fi ay xaftaan ak i Fès am na ci ñoo xam ne daf leen a rey dañ leen a condamné à mort ñu rey leen. 1934 mu daldi nag soppi jumaa ji nga xam ne mooy Hagia Sophia def ko léegi musée. mu nekk loo xam ne dina dafa nekk le symbole de la laïcité lu neex a comprendre la nag puisque moom bon waxuma ay détails la sax appartenance bokk gi mu bokk ci loge maçonnique yeeg dem ne yi nga xam ne moom la doon fréquenté yooyu yëpp ay détails la yoo xam ne moom moo koy motiver ci lii muy def ak murtat gi mu murtat nga xam ne Moustapha ji rek mooy jullit waaye li ci des lépp moom kuy xeex l'islam la loolu dafa leer waaye puisque ñi nekk ci ginnaawam dëgg-dëgg li leen yitteel mooy màbb catholicisme ak màbb l'islam te moom mënul wëlbatiku carrément boo ne basilique doon ab juma mu def ko synagogue lay gën mooy mu def ko loo xam ne maanaam diine dootu ko jariñoo muy l'islam muy diiney catholicisme nga xam ne kon musée rek moo fiy sës parce que muy maraan yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Europe wala muy dëmne yi nga xam ne diggante Thessalonique lañ nekk ak Salonique ak biir Turquie ñoom ñëpp biir gi ay yahud lañu waaye biti bi ak kaw gi ay turu catholique lañu yor ak i turu jullit dëmne yi sax xale yi ci masaan a bokk boo juddoo dañu lay nëbb dëgg-dëgg lu nekk ci biir histoire bi ba nga majeur parce que secret bi ñu doon denc mooy gëmuñu diiney l'islam ji nga xam ne dañ ciy dugg kon loolu nga xam ne moom la Moustapha Kamal def muy màbb diine l'islam complètement ñan lay profiter nag bu ñu waxee laïcité wax symbole de la république yeeg yooyu yëpp li ñuy wax soubassement ésotérique bi nga xam ne fondement bi dafay nekk maanaam màbb diiney yahud màbb diiney nasaraan ak màbb diiney jullit ci ñoo xam ne mënuñoo doon ay yahud waaye nag ñuy yàqal leen seen diine ak diine ju ñu mën a yor ak pas-pas bu ñu mën a am kon loolu mooy li nga xam ne mooy lim ci jublu dëgg maanaam moom ku murtat la woon
ulamaaw yi wax nañ ne rey na ci lu ëpp juróom benn junni. xam nga ku mën a rey nit ci sol xaftaan yaakaaruma ne mën naa muñal nit ci xutba boo xam ne sax jubuwu ko. wax nañ ne ulamaawul islaam yi rey na ci lu ëpp juróom benn junni. rey na itam benn cheikh boo xam ne cheikhu kurdi yi la woon muy cheikh Saïd Pirane moo ko rey moom ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ña nga xam ne ñoo gënoon a sës ci moom gën ko jege. kon li nga xam ne mooy processusu naissance su Turquie république deret yu baree bari joo xam ne deretu lislaam la moo ci tuuru. bokk na ci itam bi ñu defee attentat ci moom mu profitoo ci nag moom la mu jëkk a def mooy mbooleem opposant yi mu amoon da leen a condamné à des peines de mort. dañ leen a rey boole ko ak ñoo xam ne itam ay nitu politique lañ woon ak nitu diine mu condamné leen à de très lourdes peines. 1934 nag la digal Turquie yi par force léegi ñuy am sant comme européens yi boobu amuñu woon ay sant turu naar yi sant amu ci woon. ba noppi daal di jël bosam moom def ko Atatürk mooy baayu Turquie yi. jël ay statue yu dul jeex yoo xam ne yu jëmmam la tasaare ko ci biir dëkk bi nga xam ne ba léegi loolu foo dem ci biir Turquie da nga koy gis mooy jëmmi boppam ci. ba yàlla dogal mu faatu le 10 décembre 1938. la yërëm ko bu ma ko ñaanal dara lu baax ndax ku màbb lislaam la ku xeex lislaam la ku yàq lislaam la ci biir réew moo xam ne jeexiti xilaaf ak islaam bi mujj ci kaw suuf fala nekkoon. waaye boo xoolee ci diggante bi rek diggante jeexitu première guerre mondiale bi 1919 ba 1938 bii muy faatu li mu yàq ci lislaam yaakaaruma benn yoon ne am na mbindeef boo xam ne yàq na lu toll noonu ci lislaam yaakaaruma ko man. waaw Turquie nag fi yàlla dogal mu nekk fa nga xam ne dafa nekk diggante Europe ak Asie ak Afrique. Rôle bi nga xam ne moom lay jouer ci géopolitique mondiale bi mooy day mel ni kenn mënu koo teggi parce que guerru Syrie bi gis ngeen jihadiste français yi doon dem yëpp Turquie lañ doon jaar. loolu accusé nañ ci Erdogan ci lu ne wax nañ ko ci wax ju ñaaw ju ne digganteem ak Russie tamit demoon na ba naqari mais xam nga Russie mënta bàyyi Turquie parce que bu njëkk lenn ci biir Russie bokkoon mais Turquie ci boppam destination touristique bi njëkk ci Russie mooy Turquie. ñoom ku ciy dem vacances it fa ngay dem. li ci desit mooy fruits et légumes maanaam Turquie moo koy fàggul Russie moom moo leen koy jaay. relation yi nga xam ne itam ñoo am diggante arabe yi ak Turquie yi léeg-léeg histoire dina dogal mu neex léeg-léeg it histoire dina dogal mu naqari ndax gannaaw Turquie yi dañoo yilifoon l'islam ba ndax l'islam bu juddoo ci Hijaz bi kilifteefam dem Constantinople loolu day am nu mu mel ci arabe yi diiru Turquie di yilif l'islam arabe yi amuñu lu leen neex moo tax bi tubaab yi ñëwee wax leen ne leen fippu leen bu ngeen ko defee dinañ leen wutal benn dawlatu bu mag ñoom dañoo daal di d'accord waaye li wér te wóor mooy du ñu mën a tàggoo ndax bokk gi ñu bokk benn diine waaye position yi moom nekkul lu fixe te it mi nga aju ci intérêt yi nga xam ne ñoom la ñuy am ndax Turquie bu amee ay relation yu baax ak Russie nekkul ne forcément loolu luy neex dëkk bu mel ni Allemagne la parce que Allemagne am na 3 millions de Turcs yoo xam ne ña nga fa dëkk donc problème yu mel noonu dafa nekk ci diggante Allemagne ak Turquie ak Russie ak Chine ak Amérique selon
ñi nga xam ne ñoom la ñuy amal ay relation waaye pour mooy lii Erdogan def nga xam ne maanaam dafa jëlaat Sainte Sophie def ko jumaa ci 2020 nga xam ne ñu ngi ci guerre mondiale te wax dëgg yàlla ba guerre mondiale amee Turquie nekkoon ci biir sultanaawu islam bi mujj yàlla dogal mu daanu loola feeñ na ci monde islamique bi yépp ndax gannaaw gi bi loolu amee xam ngeen ne ci la Irak juddu ak Iran ak Cisjordanie ak Jordanie ak Syrie ak yooyu yépp da ngay xam rek kon ne wor yooyu nga xam ne moo tax sultanat bi daanu ba réew yooyu juddu moo indi jeexit yi nga xam ne ba léegi kenn mënu koo lijjanti fi mu toll nii mooy surtout problème bu mel ni problème mu Palestine parce que Palestine ba ñuy séddale ci accord Sykes-Picot yi dañ koo jël teg ko ci loxo Angleterre mu nekk li ñuy wax sous mandat britannique fekk na amoon na loo xam ne moom la ñuy wax la déclaration de Balfour parce que juifs yi ñoo financé la première guerre mondiale yahud yi anglais yi dig leen ne leen li ngeen bëgg dinañ ko def mooy dinañ projet sioniste yi ngeen am yépp dina sotti te looloo tax Israël juddu léegi nag bu Israël juddoo ñuy dem ba léegi ñu ne nouvel ordre mondial dafa am te li ñu bëgg bu ñu sañoon Israël mooy nekk capitalu àddina Erdogan yi jëlaat Sainte Sophie def ko jumaa ñu nodd fa ñu liqaam fa ñu xutba fa ñu julli fa day mel ni signe la boo xam ne bu am doole boo xam ne sunu borom bu fekkee ñun jullit ñi farlu nañu war nañoo mën a interpréter ne jóg taxawal l'islam ak dooleel ko ak féeteeg li yàlla bëgg dafay gën fuuf ak bennoo ak jullit ñi loolu lu am solo lay doon ci biir dégg-dégg boobu maanaam jullit ñi ñoom bépp réew boo xam ne réewu l'islam la te sa relation ak Turquie rafetul wala leerul kon mën na am sax position bi ngay jël arrangé wul l'islam parce que nag mbër mii dëgg-dëgg il faut reconnaître que décision yi muy jël ndax orthodoxe russe yi affaire bi naqari na leen te ñoom ay catholique lañu ndax xam nañu ne mosquée Sainte Sophie moom mënatu la doon église naqari na aussi ay réew yoo xam ne symbole laïcité ak symbole franc-maçonnerie ak nouvel ordre mondial daf leen a soxal lool te mosquée la boo xam ne économiquement dafay am lu mu sacrifier ci biir Turquie. muy nekk musée da doon am 3 millions de visiteurs par an kon bu ñu xëyee def ko jumaa am na sacrifice économique bu mag boo xam ne Erdogan def na ko dogal bi nag naqariwul waa réewam neex na leen te loolu ndax kon day wane ne Atatürk lam jëmbatoon ci xolu Turquie yi yàlla mi ngi koy rey kon nag yàlla na yàlla naatal xolu jullit ñi ci l'islam surtout Turquie yi ba ñu comprendre aussi signal bi ak jullit yi nekk dans le Moyen-Orient muy ñi nga xam ne am nañ ci ñoom yaakaar am nañu yaakaar ci Iran am nañu yaakaar ci yeneen dëkk xëy na ña nga xam ne mooy ay Arabie Saoudite ak yooyu nañu waroon a taxawee wuñ ko parce que tey réew yu bari réewu l'islam yi yépp dañoo waroon a yónnee ay délégation démb bu fekkoon ne ay catholique ñoo koy def wala mu fekkoon tey réunion franc-maçon la wala réunion leneen la délégation internationale yi kenn du xam ni muy toll tey kon jullit ñi waroon nañu démb yónnee ay délégation officielle yu bari biir Turquie wane ne carrément seen position mooy ñoom ànd nañu ci li Erdogan def te bëgg nañu ci te loolu malheureusement amul parce que
c'est un signal fort mais ku ci adhéré rek wane nga sa position wane nga ne yow li Erdogan def neex na la mais l'islam neex na la ndamu l'islam ñor na la mais tey sunu dëkk yi nga xam ne moo xam Sénégal la moo xam ne yeneen la wax dëgg yàlla gisuñ defuñ ci benn réaction tey sax kilifa diine Sénégal yi waroon nañ ci àjjuma ji bu ñuy xutba ñëpp orienté jullit ñi ci loolu wax leen ne c'est un signal très fort wan leen ne leen lii tamit lu am solo la lu baax la lu tedd la pour li nga xam ne mooy l'islam. Pourquoi Angleterre intéressé aussi ci croyance religieuse ak institution yooyu? C'est une très bonne question parce que Angleterre même du sionisme est en Angleterre parce que City Londres boobu ngay gis existence am ak fonctionnement am boo delloo ci li ñuy wax Magna Carta dañ ko comprendre mais yahudi yi ñoo fa nekk ñoo ëpp doole te City de Londres financement yi nga xam ne ñooy doxal sionisme yi nga xam ne ñooy lijjanti nouvel ordre mondial ak lépp lu xew foofu lay jógee ñiy blanchir d'argent paradis fiscaux yi il y en a une 60aine à travers le monde 30 yi ñi ngi aju ci la City de Londres kon Angleterre mooy le cœur du sionisme parce que déclaration de Balfour boobu ma la doon wax bi nga xam ne ci la Israël sukkandiku ba exister mais Balfour premier ministre anglais moo ko bind moom ak Lionel Nathan Rothschild nga xam ne kooku moo nekkoon baay yahudi yi kon camp Rothschild bi nga xam ne ñoo gën a naqarlu mbir mi seen base mooy Angleterre am na beneen camp boo xam ne ci biir yahudi yi moom la ñuy wax les Lubavitch ñooñu ku ñuy wax Baal Shem Tov mooy seen kilifa moo ko créé maamu jëkkëru reine d'Angleterre la fi mu ne nii moom nag ñoo féete ak Russie moo tax ñii dañu ne dañuy accélérer ñëwu masiix bi ñii ne nañu bàyyi temps bi mu def mais ñi gën a dangereux mooy camp bi nga xam ne mooy camp Rothschild yi Lubavitch yi Vladimir Poutine moo leen jiite Poutine nag bu leen foog ne walliw la wala yooyu Poutine mi ngi ci jeu géopolitique bi mi ngi ànd na ci nouvel ordre mondial bi mais li muy laaj mooy nañ ko jox wàll bu tolloog ni darajaam toll waxul ne bu mu am waxul ne warta am dana lii la fi nit ñi bëgg a àgg ci wàllu noot sa mbooloo ak teg leen ci ligne yi nga bëgg pour l'instant mooy li ñuy wax dictature numérique maanaam Chine tey boo fa demee 600 millions de caméras de surveillance ñoo fa nekk di surveiller 1 milliard 400 millions de personnes am nañu li ñuy wax crédit social boobu bu fooree mën nga am prêt bancaire mën ngaa déplacer wu dem fu la neex yéeg wàcc loolu lépp mën nga ko ci kaw yar ay teggin bu fekkee crédit social bi dafa wàññeeku parce que da ngaa jéggi tali foo ko war te jéggiwul wala da ngaa nangam wala da ngaa nangam wala nangam mën ngaa dem ci benn magasin fekk fa sa photo ñu ne kii wayu la ku réew la saay-saay la da ngay àgg ba sax sa sonnerie téléphone rek day sonné ku police comme koo xam ne bu sonné ñëpp dañuy gestu xam ne kii ku réew la àgg na itam ne foofa coono am na fa ci lislaam ndax boo demee ci Ouïghour yi ñu fa sonn lañu ndax nit ñi nag bu dee li nga xam ne moom la Xi Jinping di doxal moom communisme mooy pensée philosophique bi ak concept politique bi nga xam ne ci la totalitarisme numérique boobu waaye loolu lu metti la ci jullit ñi lu ndax xañ na leen ay dem Màkka ñenn ñi seen crédit social mi ngi wàññeeku ci dem jàkk ak dem juma ak dem Màkka itam noonu la mettee ci ñoom donc amuñu liberté mooy nga gëm communisme fonk sa crédit social doxee ni ñu bëggee waaye daal metti na ci julliti Chine yi nga xam ne surtout Ouïghour yi waaye loolu yëpp dinañ ci di dellu si ndànk-ndànk di ko développer
ngir rek ñuy mën di comprendre. Mais en tout cas li am solo ba am solo mooy Erdogan daal na ko jullit yëpp ñaanal, na ko jullit ñëpp maase ñaanal te rafetlu taxawaayam te xam ne kat ku liggéeyal lislaam la, ku taxaw taxawaay bu rëy bu rafet la. Mosquée Sainte Sophie déparé wul mosquée basilique la woon, mosquée la léegi en 2020 bi nga xam ne tey ñëpp xam nañ ni ñu ngi ci guerre mondiale boo xam ne waxul turam, parce que ennemi bi ñuy wax ne moom la ñuy geeral muy coronavirus bi du sunu ennemi, c'est une épidémie comme tant d'autres bu fi jaar, waaye dañ ci bëgg a sukkandiku nag pour restreindre sunuy liberté, teg ñu ci yoon boo xam ne buñ ko wàccul ma yaakaar naa ne dootuñu am benn liberté ci kaw suuf, te it àllaaxira lay gën a mettee. ndax li wér te wóor mooy gaa yi fi ñu jëm ak ñun amul diine moom, wala diine ja nga xam ne moom lañ ñu fa bëggal. dinañ ci ñëwaat ci yeneen jamono. moom yahuud yi dañuy conserver seen diine, mais buñ fa àggee beneen diine moo fay am bu ñu wax le noachisme. loolu nag bu boobaa nañ ci bon dinañ développer affaire yooyu yëpp ci kanam incha allah. waaye daal ci tënk lii mooy li nga xam ne mooy li ma jàngat ci jëf ji nga xam ne Erdogan def na ko mu jëm ci mosquée Sainte Sophie. yàlla na ko yàlla bàyyi ci melokaanu juma ba àddinay tukki, te jullit ñi lu nu fa jaamu yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala nungul leen ko. sunu borom it noo ngi koy ñaan mu defal nu tawféex ñu man fa taxaw jaamu fa yàlla, sant yàlla itam bu baax ci ndam, ndax ndam lu kawe la. ña ko fa samp dañ doon mandargaal seen doole, wane ne ñun léegi ñun ñoo moom sunu bopp, dañuy demal sunu bopp. ña ko fa dindi ñoo fa samp sultanat islamique, ñoo fa samp dawlatul islam bu mag boo xam ne mi ngi fi di jàmbaare ba 1924 yàlla dogal ca la gën. waaye yàlla na yàlla def jullit bu nekk pas-pasam gën a dëgër, gën a rafet, te mu gën koo suuxat te gën koo wattu, ndax identité religieuse moo ëpp doole lépp. te yàlla nañu ko yàlla defal te nu sax ci. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf.